asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag dañuy dellu si waat tuuti si brunch yi maanaam ndekki yeeg añ yi nga xam ne moom la ñuy boole pour nit ki mën a toog lu yàgg nga xam ne reer rek lay defar donc sans plus tarder lii nag moo siy dem tey jii nag li ñuy soxla mooy dinañ soxla lardon de dinde ku nekk yow yaay xool lan nga yore bu fekkee jambon nga yore mun na ko def bu fekkee saucisson nga yore mun na ko def donc man lardon de dinde laa fi yore ñu koy wax aussi turkey bacon pour ñi nga xam ne ñu ngi fii États-Unis ñu ngi yore aussi fromage bi c'est optionnel donc ñaari façon laa fi yore cheddar ak aussi mozzarella donc ñoom laa yore fii ma yore nen yore aussi li ngeen di gis fii mu nekk suñu pesto wan nañ nuñ koy defaree maanaam day nekk basilic ak kii bu fraîche bi ak aussi fromage parmesan la ñuy boole daal di si boole tamit des fois noix aussi su la neexee muy pine nuts noix de pain ak aussi noisette de pain du moins moom lañ siy def daal di siy def aussi mixé ko def si huile d'olive ki nga xam ne amul basilic ak yooyu wanoon naa leen bi nga xamante ni persil nga koy defaree donc persil ngay jël huile nga daal di koy def wal ko daal ba mu mokk nga xam ne da lay jox genre pâte bii nii dinañ soxla aussi pain de mie donc pain de mie bi moo nekk ne le dinañ soxla tamit sel poivre ak suñu épice mélange d'épices bi daal di soxla aussi tuuti beurre pour buñ koy sauter sans plus tarder duñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà gis ngeen li ñu def mooy dañuy jël gis ngeen nen yi ma leen waxoon ci début bi dañ ko jël rek def ko kii genre omelette nii bu gaaw bu ngeen di xool fii ñoralu ma lépp jaune bi ba mu kii ñoralu ma ko xomm c'est fait exprès parce que après dafay continuer di togg ci biir donc fi mu nekk nii li may def mooy damay daal di jël pain de mie bi daal di koy commencer assembler liy dem ci biir ak nen yi bu ngeen xoolee mosoon naa defar benn boo xam ni ak pain de mie la woon donc tey jii mu ngi nii moom laay def gis nga dama jël sama kuddu ci digg bi nii laay fexe tàccal ko nii raison pour laquelle ma koy tàccal c'est parce que bugguma dara lu échappé di dem ci kii bi ci poêle bi biñ ko nar a toggee donc dañ koy tàccal nii pour mu defal ñu aussi benn creux xaw ma ndax mun ngeen ko gis bu baax mais daf ñuy defaral creux carrément ci biir voilà gis ngeen creux bi ni muy mel donc noonu la ñuy def fi nga xam ni foofu laa nar a teg lekk bi laay xaw a tàccal nii rek ñu fexe nag buñ ko xotti parce que boo deful ndànk di nga ko bëtt donc noonu rek laay jël rebord yi gis nga du ma dem ba ci cat bi déedéet parce que foofu soxlawu ma fa dara gis nga nii su ma defee nii kuddu bi ci ginnaaw rek ngay jël nga def ko léegi nag ci laay ñëw après daal di jël sama pesto def ci donc pesto bi comme li ma waxoon ci début bi ku amul pesto par exemple bu fekkoon na nga defar supposons nga ne sauce tomate mënoon nga jël sauce tomate bi nga def ko fii donc mu nekk nga def yeneen procédure yëpp bu fekkee ni sauce tomate sauce bu xonk moo gën a jàppandi pour nit ki loolu lay jël def ko mais man tey jii bu pesto bi laa am envie def donc damay def ci ñaari côté yëpp tuuti pesto gis nga lii moo taxoon ñu def creux bi gis nga léegi ma daal di jël tuuti rek ci sama fromage def ci ki nga xam ne bëggul fromage mun na ko bàyyi léegi ma jël ci nen bi aussi donc benn nen par sandwich laay def noo ko sentiree rek nga defee ko noonu gis nga damay dagg nii tuuti pour teg fii ci digg bi gis nga nii léegi ma daal di jël beneen fromage bi mu nekk gruyère bi ma daal dëgg ma ne gruyère cheddar bi ma teg daal di jël kubéer bi ñëw upp ko ci kawam ràpp nii gis nga donc pareeguñu duñuy lii mooy bu njëkk phase bu njëkk bi ñu daal di def beneen wan leen aussi
gis nga léegi nag soo ko assaisonné wul woon bu la neexee nga def sa sel poivre ak kaaneek yooyu mais man comme dama assaisonné kii bi comment ça s'appelle dama assaisonné woon nen bi donc du aajowul may def loolu te pesto bi aussi am na cafka ba pare donc nii la ñuy def léegi ñu daal di ñëw wan leen nag beneen phase bi donc mu nekk phase bu ñuy jël lardon yi voilà gis nga léegi damay defar lardon yi dama jël rek ma teg leen nii dama leen teg superposé gis nga nii tuuti nga xam ne daf may jox épaisseur u kii bi mburu bi si boppam pain de mie bi léegi ñaari côté yëpp laay def su ma defee nii parce que bu ma defee benn côté bi du ko mun a tëj moo tax il faut ñu ñëwaat encore si beneen côté bi donc man comme yii dafa dijj par 3 laay jël 3 normalement dina ma ubal affaire yi voilà gis nga mu mel ni comme rek boo defee bii sens après nga jël beneen sens opposé bi nga def ko donc mu mel ni comme rek basang bu ñu teg nii bismillah ma daal di teg su ma tegee nii damay daal di jël yëf yi ub gis nga sama yii ma yore nii dafa gàtt tey voilà gis nga léegi comme li ma leen wax sànq sama yii ma yore nii tey daa gàtt loolu xaw ma nu mu demee noonu léegi dañuy changer tactique donc loolu mooy aléyaawu yëf yi dañuy changer tactique au lieu ma leen di tegandoo ñoom ñëpp superposer ndoo leen tey jii du ma def loolu donc damay lal 3 daal di teg nii jël yeneen 3 yi ma defoon ci kaw dindi ko carrément gis nga teg ko ci kawam comme tey jii fii lañu fëlee daal gis nga ma daal di koy boxam nii ci suuf gis nga nii rek laa koy def daal di teg donc dañ koo lem ci biir fi mu ne nii léegi ma jël bi côté daal di koy teg nii ci kawam jël beneen bi aussi teg nii ci kawam donc à ce niveau su la neexee comme yëf yi daa gàtt tey buñ neexee mun nañu jël comme toothpick muy cure-dent daal di koy teg jam ko pour mu teel ñu ko sinon mun nañ dem directement def ko ci kaw gaz bi comme ça duñu soxla sax toothpick incha allah donc nii rek laay def gis nga nii rek nga koy def juste pour mu teel la ko le temps nga koy transférer di ko yóbbu feneen mangoog gis nga su paree nii lay def gis ngeen nii lay def mi ngi nii donc ñu yeggale suñu yeneen yi après ñëw ànd ak yéen nga xam ne suñu ñëwaatee ci gaz bi la ñuy jëm fuñ koy toggee incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw rek commencer sauter yëf yi comme ni ma ko waxee woon sànq donc comme bii dinde la bu fekkoon ni bu nag bi lardon de kii beurre laa yore du ma soxla def beurre mais bu dinde bi du am tendance di am diw donc damay daal di def tuuti beurre juste pour mu bañ a coller. loolu rek laa koy doyee waaw parce que moom dina am tamit tuuti matière grasse bu ci nekk bëriwul nag mais au moins mu am ci lu muy reposer wu incha allah. voilà gis nga comme ni mu def nii léegi damay commencer dindi waxoon naa leen sànq lii c'est juste pour téye ko nga xam ne dinaa ko mun a transvaser gis nga daal di dindi cure-dent yi léegi nag fi nga xam ni moo féetee woon fi ma defoon cure-dent yi. foofu laay féetale suuf même bu nekkee di def ay bagaasam buñ ko faale voilà gis nga beneen astuce bi mooy nga pousse ko bu fekkee ni loolu yëpp wóoluwoo ko da nga koy pousse carrément gis ngeen nii ma pousse ko comme ça mu fëllee beneen côté bi ba ma teg bismillah su ma tegee ba pare bu si kanamee su ma demee ba nga xam ne dama ko war a ëlbati si laa koy dindi incha allah. voilà gis ngeen dama bëggoon wax fii tuuti rek fi mu nekk nii xam nga tourné woon nañ ko ba ma tourné waat ko nii instant bi léegi de bu la neexee ñor na ba pare nga bàyyi nga dindi ko teg fële mais man le temps may lakk yeneen yi dama bëgg pour mu continuer di tàng léegi dama koy dem dugal ci sama four ki nga xam ne amul four te mu am ñaari poêle par exemple li mu mun a def mooy day jël yëf yi daal di koy upp ràpp ak kubéer bu ko defee yëf yi toog foofu di tàng ak aussi su fekkee da nga bëgg nen bi tamit gën a ñor ci biir boo ko ubbee ak kubéer rek loolu dina def nen bi dina gën a ñor ci biir mais comme man dama koy dem dugal ci four bi loolu du ma ci inquiété wu dinaa xam ne dina ko ñoral loolu laa bëggoon attirer seen attention donc day nekk
French toast mooy maanaam li ñuy wax mburu faas mais bii beneen façon laay defar tey jii boo xamante ni dafay neex a yóbbu foo bëgg a dem donc sans plus tarder lii lañ si def dinañ soxla mburu pain de mie man tey jii moom laay defee mburu faas yi dinaa leen wax lu tax après dinaa soxla aussi lii c'est optionnel ku nekk li nga am ci sa kër ngay utiliser maa ngi fi yore chocolat donc moo nekk ni ma yore fi aussi fromage de fraise bi nga xam ne dama ko defaroon dégg ma ne fromage kii confiture de fraise boo xam ne dama ko defaroon ku nekk confiture bu la neex yow xoolal selon sa goût li la neex moom ngay utiliser ma am fi ñaari nen yor fi meew boo amee meew Gloria moo dàqati tey jii lii laa fi yore moo tax daal di soxla aussi sucre ku nekk sucre booy utiliser man mi ngi nii sama sucre substitut laay utiliser parce que gëj naa ko wane loolu donc il faut ma wanewaat ko nit ñi fàttaliku ko ma yore fii aussi fromage à tartiner moom la ñuy wax aussi cream cheese yore fii nen donc ak aussi dinañ soxla tuuti essence vanille ak tuuti sel pour assaisonner kii bi mélange bi incha allah. voilà gis nga pour sama pain de mie bi lii tamit mun nga ko def ak n'importe quel mburu boo am l'essentiel mooy na nga ko def tranche yu sew rek tuuti gis nga su ma defee nii damay dindi rebord yi gis nga su ma dindee rebord yi nga xam ne ñooxit bi kese laay dese donc ma ñëw instant bi dinaa mën a tegle par ñaar ngeen mën a gis. parce que ñu bari dañuy laaj recette pour xale yeeg yooyu donc lii nii recette bu gaaw la mi ngoog donc gis nga cat yi noo sànni dagg ko ay dee comme nii gis nga comme nii voilà gis nga nii nga daal di koy jël soit nga saaf ko ci diw pour mu nekk ay croûton wala nga def ko mélanger ko ak beurre bu ñu seeyil tuuti dugal ko ci four bi daal di koy assaisonner mu jox la croûton noonu lañ koy defaree donc kenn du ko sànni du tout léegi nag ma daal di jël mburu bi gis nga lii defe naa ci ay côté kiiwu koor ak yooyu laa ko defaroon donc ñu daal di jël mburu bi daal di koy dër boo ko dëree nii ñaari yëf lay def benn dina gën a yaatul mburu bi mais tamit dina la jox aussi kii boo xamante ne xam nga par exemple soo defee nii man mënumaa lem mburu bi su ma koy lem muy damm donc bu fekkee nii la mun naa ko lem nu ma bëggee gis ngeen donc loolu la dër bi di def donc moom amul dër yu metti yooyu da ngay def nii rek pour aplatir ko tuuti rek loolu kese la mu nekk loo xam ne nag xale yi mën nañ ko def voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw defar suñu kii li ñuy tartiner yëf yi donc kii bi mburu faas bi voilà mu nekk kii bi French toast bi bu la neexee doo si def dara nga rouler ko nii rek def comme ni ñuy defaree régulièrement mburu faas mais man tey dama siy def yenn yi dama siy def chocolat yeneen yi ma def si kii confiture am beneen boo xamante ni tamit dama siy def cream cheese pour ki nga xam ni moom bëggul lu saf suukar ba mu ëpp donc gis nga boo defee sa kii rek chocolat rek mi ngi nii voilà fromage baa ngi nii bu kii bi confiture baa ngi nii comme li ma leen wax sànq rek confiture bu la neex voilà léegi ñu jël bismillah rouler la ñuy def gis nga boo ko rouler nga mel ni ku defar sa neem ak yooyu daal di teg à côté ma jëlaat bi gis nga rouler waat ba mu baax teg à côté même chose bii nag bi fi duppati ko woon sama loxo bi foofu laay njëkkee comme ça nga xam day nekk ci biir incha allah gis nga su ma defee nii gis nga teg voilà gis ngeen léegi pour defar suñu kii fi nga xam ne moom la ñuy badigeonner yëf yi dañuy jël suñu nen yi gis nga benn wala ñaar ça dépend rek quantité bi ngay defar man sama bos ñaar lay soxla ñu jël aussi soo amee Gloria nga def ko meew bi nga am rek ma jël meew bismillah voilà je pense que dina baax ma daal di jël sama pincée de sel moom laa leen doon wax sànq gis nga def ci daal di jël tamit tuuti sucre tuuti rek laa soxla parce que gis nga yi ma def fromage yeeg yooyu donc gis nga tuuti rek daal di jël aussi tuuti essence vanille ñu daal di commencer mélanger bismillah
voilà léegi su la neexee nga def si sa muscade nga gratter ko def ko daal di def aussi su la neexee nga def sa comment ça s'appelle cinnamon mooy cannelle voilà cannelle poudre bi man toujours dama koy def parce que kii yi si nekk bienfait yi si nekk moo tax dama leen di bugg di incorporer fu ma am occasion incorporer ko si lekk bi rek surtout lekk xale yi dama ko siy def donc gis nga mu ngi nii ndax antioxydant yi nekk si biir daal voilà léegi ku am rek sa muscade nga def ko si man xam naa après plus tard dinaa si gratter tuuti muscade def ko parce que gisaguma ko fi mu ne nii dama koy wëri ji mais mi ngi noonu daal gis ngeen ko grosso modo mi ngi nii donc mélange bi pare na après dañ koy daal di jël badigeonner ko di ko si dugal si biir rek bu ko defee ñu daal di koy commencer lakk incha allah. gis la dañuy daal di ñëw def huile de coco wala beurre wala diw leen ku nekk diw bi nga am man huile de coco laay jël tuuti def ko parce que moom mooy mun a jox aussi dafa am li ñuy wax high smoke point maanaam moom ñeme na tàngoor daal donc soo ko defee du la def du wàññi dara ci bienfait wam yi daal donc du am benn effet négatif wala secondaire bu siy nekk donc noonu laay def ngeen gis ma jëloon suñu mélange bi nga xam ni dafa am meew nen ak cannelle ak aussi muscade ak tuuti sucre ma def ko léegi damay ñëw dugal ko ci biir tremper ko ci biir gis nga wàññi gaz bi nag daal di jël côté bi ma tëjoon bi ñu tëjoon moom mooy féete suuf ma daal di koy dugal ci biir bismillah ku mu neex mun nga ko dugal ci four man su ma ko defee fii après dama koy def ci four bi moo tax defuma diw bu bari pour nga xam ne bala muy nekk di liddee ko di niin ba bëgg a dee man ci four bi laa koy def mu def ko de sorte que dafay crispy daal maanaam dafay croustillant au lieu de muy tooy noonu parce que man bëgguma bu tooy bi mu ngi xeeñ neex bay bëgg a dee taf daal nga daal di pare donc ni nañuy def continuer après ñëwaat ak yéen incha allah voilà gis nga nii rek laa koy teggee daal di koy commencer dem dugal ci four bi ndànk ñuy tàng foofu ndànk le temps ñuy pare dañuy defar tuuti jus fi mu nekk nii boo xamante ni dañ koy soxla le matin pour mun a am tuuti forme nga xamante ni jus bi nag du doon dara gis nga orange laa yore fii mosoon naa defar beneen mais tey beneen façon version laa koy def dama am fii orange ma am fii tuuti ananas mu ngi nii ma def ko soo amee même fruit ananas man aw ma ko mais boo ko amee jarul sax liquide bi nii moom ngay jël rek dagg ko ma am fi aussi poudre de betterave xam naa gars yi dinañ ne waa loolu mooy bu leen daw dafay neexal jus bi ma si soxla fi tamit sucre au cas où yëf yi saful sucre man ni ma ko bëggee man nii sans sucre ni rien mais comme xale yi dañ koy lekkaale aussi il faut nga def loo xamante ne da leen di intéressé nga mun a def aussi say glaçons soo bëggee wala su fekkee ni par exemple man li may def mooy bu ma ko defaree ba pare dama koy dugal si biir frigidaire bi comme ça du dilué wu du def dara ak glaçons yi ba mu sedd guy avant ma koy servir donc sans plus tarder dañuy daal di ñëw rek daal di commencer directement ma daal di ñëw jël sama blender bismillah dugal orange yi ku mu neex soo bëggee dagg tuuti citron nga def si aussi mën nga ko def du si yàq dara dafay neex ba bëgg a dee voilà ma daal di jël gis nga sama kii bi jus d'ananas bi nii ndoxu ananas la ma jël ko man bëgguma mu nekk smoothie maanaam jus bu dang dama bëgg mu oyof comme jus d'orange yi nga xam ne moom la ñuy naan comme li may wax rek yow boo defaralee sa bopp di nga mën a xam bu baax li siy nekk donc nii laay def léegi bu ma paree daal di jël tuuti jus de betterave poudre de betterave bi daal di ciy def nag dina xaw a changer tuuti couleur bi mais c'est pas grave donc su ma ko defee dinaa si def aussi turmeric voilà dama ko fàtte woon dinaa def tamit tuuti turmeric donc gis nga mu nekk antioxydant donc gis nga betterave bi tuuti laa si soxla ku mu neex nga def si aussi tuuti carotte tamit comme bi ma defaroon carotte laa si defoon mais tey jii defe naa ni nii laa koy bàyyi en attendant gis nga turmeric baa ngi nii mu nekk curcuma voilà gis nga duma si defagum sucre duma si defagum dara damay fexe pulser yëf yi ba pare ba xam nu mu tëddee ba pare
balaa ma si yokk bi leneen si biir. voilà bismillah. voilà gis ngeen kii nañu blend nañu ba pare léegi su la neexee nga bàyyi ni su la neexee nga daal di koy segg tuuti man damay def tey jii segg tuuti mais du ma sànni leneen li de parce que man jus bi dama soxla kii yi si nekk noonu ingrédients yi doom yi dama ko soxla man loolu na ma neexee. d'ailleurs soo defee nii ba si kanam bu la neexee sax mënoon nga si dolliwaat encore soo amee jus d'ananas ak yooyu nga seggaat ko nga dolliwaat ko si yëf yi après daal di koy ran encore loolu yëpp lu mun a nekk la. voilà dañuy continuer segg nii rek après ñëw won leen incha allah bu paree nu muy mel. ngeen gis suñu jus bi nga xamante ni moom la ñu defaroon ngeen gis fi mu nekk nii ñaari jus laa fi yore mais ñaari yëpp base bi bii la mooy bu orange bi ñu defaroon moom laa utiliser wàññi si tuuti daal di defar yokku suñu poudre de kii bi betterave bi ñu amoon bi donc moom laa yokk si jus d'orange bi ñu defar nii. daal di koy def si bii gis nga mu mel ni comme genre bisaab ak yooyu fekk même jus bi la seulement poudre betterave bi laa yokk si bii. voilà mbokk jullit yi mbokk taalibe yi tey nag ngeen gis donc brunch bi mi ngi nii ñu defaroon leen rek quelques exemples lañ leen war nii donc mu nekkoon mburu bi nga xamante ne dañu def nen ci biir ak aussi kii ko def si pesto bi ak fromage yeeg yooyu daal di koy enveloppé ak kii bi suñu lardon de dinde yi donc moo nekkoon nii ngeen gis fii ñu boole ko aussi benn pour ki nga xam ne lu sucré la bëgg par exemple ñu boole defoon fi suñu kii pain perdu maanaam mburu faas bi nga xamante ni dañ ko rouler ak mburu bu kii bi pain de mie bi lañ ko defaree donc mu nekk nii dinañ si boole encore ñun dinañ def si côté bi ay comme yàpp yu ndaw yooyu ma fi defaroon te muy mel ni comme genre burger yu ndaw yooyu moom lañ koy booleel incha allah daal di defaale aussi tuuti nen si el bi pour ki nga xamante ni dafa bëgg a dolli aussi ñu boole ko ak jus yi nii li ma leen waxoon si jus yi rek jus yi benn façon bi rek la ñu daal di koy jël aussi def ko deux versions benn jus bi mooy nekk nii ñu daal siy dolli yeneen ingrédients ku ko bëgg a gis rek da nga xool si tuto yi am na tuto yu ñu génnee pour jus bi comme ça ngeen am une idée tey nag émission bi maa ngi koy jox famille Thiam muy doomu Oumy Fall yi sama rakk mi nekk ci Minnesota mu nekk Aïda Kiki Pape Alioune Thiam ak Oumy si boppam joxaale ko aussi famille Seck muy soxna Ndey Lalla ñoom Abdou Latif ñoom Mouhamed ak Bekay ak aussi Khalil ak Ndey Lalla si boppam ma jox leen ko ak Ndate duma ko fàtte aussi Ndate tamit ñu jox ko recette bi j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme nu ñuy neexee à chaque fois di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu kii recette aussi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah